mbokk ñi seetaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. bismillahi rahmaani rahim. alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillahi. ñu ngi leen di nuyu am mbégte lool dellu siwaat ci seen émission Al Irchad waaye tey dañuy delluwaat ci wàllu histoire bu ñu waxee aj Màkka wax pèlerinage ku nekk xam nga importance bi nga xam ni jox nañu ko pèlerinage ci biir émission Al Irchad daanaka mooy suñuy activité te bokk na ci activités yi ñu gën a xemmem di ci liggéey ak di ci wax bu loolu amee nag dañuy soxlawoo ñun di taxaw di def suñu kéemtulaay kantan yenn saa yi ñu génn nag xam-xam ci biir pèlerinage muy ñi nga xam ni yàgg nañoo def ay jéego ci wàllu pèlerinage yàgg nañoo def ay démarches ci wàllu pèlerinage. aj Màkka daf doon am laata indépendance bu Sénégal aj Màkka yi continuer te aj Màkka day dem ba ilaa yawmi diin ba keroog kenn dootul nekk ci àdduna aj Màkka dafay am parce que dafa bokk ci ponk yi nga xam ni ci la ñu sampe diine l'islam. Sénégal daf ci am histoire ndax amoon na ay commission yoo xam ne nekkoon nañu fi ay tubaab jiite ko bu ñu waxee aj Màkka itam ci Sénégal am na voyage bu njëkk yu metti woon loolu dañ doon dox di dem Màkka ginnaaw bi bateau ginnaaw bi avion aj Màkka état moo ko doon contrôler bu yàgg mu dem ba ñu privatiser ko wala ñu libéraliser ko nga xam ni nit ñi am nañu sañ-sañu taxawal ay agence waaye lépp ay jaar-jaar la ci wàllu texte ci wàllu loi te ñi ko mën a nettali tey ci Sénégal bariwul loolu mooy li tax ñu jéem a dellu soit ngir jéem a luñ bët histoire pèlerinage ak Sénégal ñu orienté ñu ci génn góor goo xam ni lu mu ci wax kenn du ko dindi ndax lu mu dund la lu mu fekke la mooy ki nga xam ni moo jëkk a taxawal agence privée ci wàllu voyage pèlerinage ci Sénégal El Hadj Yamar Gueye El Hadj Yamar salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ Mansour maa ngi lay nuyu di la sant di la ñaanal yàlla yokk sa taxawaay kontaan naa lool ci visite bi nga def ci fii ci sama agence bi. li nga xam nag moom ngay laaj moo di affaire aji Màkka l'historique du pèlerinage à la Mecque époque coloniale ni ñu ko daan organiser de mën naa la ko wax déjà bu njëkk gouvernement général de l'AOF dafa amoon benn bureau boo xam ne dañ ko tudd dafa nekkoon ci biir gouvernement général de l'AOF ñu tudd ko bureau politique boobu dafa amoon benn section bu tudd section des affaires religieuses section boobu ñu ko waaye ay généraux ay officiers de l'armée française maa ngi ciy fàttaliku koo xam ne mi ngi tuddoon capitaine Nakache lieutenant Mangin ñii ñëpp nekk jaaru dañ fa ñu nekkoon tam des ennemis patentés de l'islam ñu bañoon islam la ñu doon xëy l'islam. kon ay ennemis de l'islam laata indépendance ñoo doon encadrer pèlerinage ba temps mission d'encadrement amul mission de surveillance amoon. mission de surveillance boo ko déggee dañu ñëw ci Sénégal nga jël ci ay nit dem ci yeneen région bu nekk ñu jël fa ay nit dem ci parce que booba temps kii Afrique yëpp fii lañu daan embarqué mais teewul daañu am ay nit ci pays bu nekk ñoo xam ne ñoo leen di surveiller pèlerin Sénégal pèlerin africain yi arrivé en Arabie Saoudite kenn ñu ngi leen di contrôler leen seen mission de surveillance moo leen di may bët di leen xool. kon amoon na at yoo xam ni Afrique de l'Ouest seen ay ujaaj ñëpp fii la ñuy embarqué dugg bateau mais nag dañu amoon nag mission d'encadrement amul mais mission de surveillance moo amoon surveillance boobu nag ñoom dañu daan ay tubaab yooyu ma la wax léegi ñoo daan jël ay nit ñoo xam ne xam nañu nit ñi toppal leen ujaaj bi kuñ ci gis ngay am ay relation avec les arabes rek ñu indi lay problème mën nañ la jàpp sax ba rey la ci loolu noonu lañ daan doxale boobu. kon bu ngeen musaan dem Màkka dafa am fu seen liberté daan yam. missionnaire yi ñu ngi la topp mission de surveillance boobu ñu ngi topp nit ñi xam nañu ñëpp. xam nañu ñëpp Sénégal gi ñu ciy jëlee xam nañu ujaay yëpp fu ñu dëkk kuñ ci gis man sëñ Mansour gis naa ko mu ngi taxaw ak i naar donc dañuy tisse ay relations yoo xam ne pour préparer une guerre sainte loolu la tubaab yi dañ daw moo tax ñu créé cette commission. bu ngeen musaa départ ci Dakar ci port ñaata temps ngeen doon def ci géej gi. ay weer ay weer waaw. daa ngeen escale fenn. daan nañu escale Beyrouth Maroc. loolu daañu nañ fa escale Beyrouth ay escale Maroc. fan ngeen doon wàcc ci bateau bi fan la doon costé ci Arabie Saoudite. port yi port Jidda. alors Jidda Màkka oto la woon wala giléem wala dox. non Jidda dafa amoon Madinatul Ujaaj boo xam ne ay kii lañ fa defoon benn bâtiment bu mag di loger pèlerins yi fa la ñu dal. waaw bu ñu jógee foofu la ñu dal nekkati fa en attendant ñu jël bus yi leen jël yóbbu leen Madinatul Munawwara
mais bus yooyu bokkut ak yu tey de. yooyu bus ñoo gën a bon yëpp. yi ay bus la yoo xam ne bus yu am confort la c'est climatique bus yooyu nag dañ daan yàgg lool ci yoon bi. nga xam ne arrivé à Médine ñu bare bu ñëwee dañuy claqué seen tànk yi day newi ba nga xam ne duñu ma boo saagoon sax mën nga fa jóge yàqu. alors commission de surveillance boobu kañ lañu ko changé. bi ñuy accéder à l'indépendance ñoom xamante ñu woon loolu commission de surveillance mais dañu def commission d'encadrement lañ ko mujj a tuddee mooy encadrement bi tey. waaw. xam nga encadrement bi boobu amul ñoom tubaab ñëw dañ ko def commission de surveillance boo xam ne day topp ujaaj yi pour agent secret lañu daal agent renseignement généraux lañu tuddoon rek. voilà noonu la demee woon mais à part ça kiiwul woon loolu. alors léegi bi ñu ko defee commission d'encadrement ñen ñoo ko doon yor ay sénégalais wala ay tubaab toujours. non si bien que bi ñu soog a accéder à l'indépendance xam nga newoon naa la tantôt ni la ay officiers de l'armée française ñoo yoroon. waaw affaire pèlerinage bi Sénégal tam bi ñu amee indépendance dañu def loolu mooy ko continuer ñu nommé ay généraux fii y a le général Fall nekk na fi commissaire général au pèlerinage commissaire général Soumaré nekk fi ñoom ay ñaari généraux ñu kenn ku ci nekk moo nekk na ko benn at. ah oui. Sénégal loolu la commencé ay généraux ñoom lañ jël ñu leen nommé ñun. kon ñoom dañu doon contrôler pèlerin mais du woon ci wàllu xam-xam la ñu. non dafay àjja dafa la ñu installé ñoom du ñu dem Màkka. déedéet. kon ku daan guider ujaaj yi ci ñu jaamu si yàlla ñu def seen farata. non xam nga fii gis nga ñu daan def ujaaj yi booba temps. mu tawif bu nekk dafa am ñu koy représenté ci dëkk bi boo demee tey ji boo nee Kër Burxaan ñoom compagnie Alaaji Alioune Samba ñoom ñu ngi fii Alaaji Souleymane Dia ñoom ñu ngi fii ñi gaaw xasaba yi nga la ay Fat Diagne Massar ñoom ñoo leen yor ay yu demee noonu ku nekk ay ñoo yore seen nit ñi leen toppatoo fii ci Sénégal bu ñu ñëwee foofu nag ñoom ñoo leen toppatoo ba ci yóbbu leen ci mu tawif yi donc ñooy encadré pèlerins yi. si bien que nag l'état daan na mujj di jël ay missionnaires. kañ la aj dugg ci loxo religieux yi ñi am xam-xam ustaas yi. ci Moustapha Cissé mooy parce que administrateur civil lañ daan jël. waaw dañ daan rek jël des fonctionnaires de la RCA lañ daan jël di leen nommé commissaire. waaw bon Moustapha Cissé moo jëkk a nekk arabisant bu ñu jël def ko commissaire. en 72. 1972. 72. après mu continuer am ñeneen ñu koy remplacer. parce que Moustapha. nomination nii la demee woon. moom mutarjimin la woon. mutarjim day làkk français làkk arabe. booba temps xam nga commissaire yi ñu jël di dégguñu tubaab. dégguñu arab. waaw il faut nga am mutarjimin ku lay arab lappatoo arab ku dégg arab moo nekk ci sa wet. Moustapha ci yooyu la nekkoon na. bi 1971 ñu nommé benn administrateur bu tuddoon Adi Li administrateur civil la. arrivé à Jeddah mu am fracture tànk bi dama mënatul defar aj gi. bon àlla ñu ne léegi kat kii mënatul dem léegi comment on va faire Assane daal ñoom ak comme ñu délégation missionnaire yëpp daal di léegi Moustapha mën na diriger aj gi yàgg na ci xamante naa ñu mu ci la diriger aj gi nag réussir ko aussi. diriger na ko réussir ko en 72 ñun nommé ko commissaire. après moom yenn commissaire ñoo fi jaaraat laata ñuy ëgsi ci ñi ñu commencé xam ñun. Moustapha def na à peu près 14 ans. parce que man daal def na nekk na 72 ba 84. 84 après moom ku ñëw. Rawaan Mbaye moo ñëw 85. Rawaan nag moom laa gis mu nekk commissaire boo xam ne liggéey na ci aj gi loo xam ne kenn mësu ko ca def. Rawaan Mbaye bii. waaw Rawaan. bi muy ñëw en 85. booba temps lan moo xewoon. ujaaj yi góor néegi amul hôtel parce que Makka bariwul hôtel. hôtel yi da nga leen di wàññi. lu kër ay kër rek la ñuy luyee. amul lal amul dara def ci ay mat la yoo xam ne matul 2 millimètres ci la ñuy fanaan góor ñi jigéen jaxasoo ci néeg yi di tëdd. Rawaan moo dindi loolu en 1985 moom moo ñëw. séparé góor ñi jigéen ci néeg yi moo ñëw séparé góor ñi jigéen ñi ci bus yi. même tante mun naak Arafat sax dañ daan bokk tante góor ñi jigéen ñooy bokk tante loolu Rawaan na ko dindi 1985. c'est important. lu ma vivre la ak ñoom. ban at la ñu jëkk a taxawal la ñu jëkk a jox sañ-sañ voyage privé pour mu yóbbu ay nit. voyagistes yi dañ daan liggéey man de daan naa liggéey booba nag officiel booba temps amaguñu
booba temps kenn libéraliser le pèlerinage parce que ñu ngi libéraliser le pèlerinage en 92 booba dañ daan organiser rek ñu créer une association boo xam ñu ko association pour l'éducation islamique et la défense des intérêts des pèlerins mag ñooñu ñoom laa àndaloon kenn desatu xam ne kenn desatu ñëpp yàlla jël na leen muy ñi nga àndaloon sos association voilà yàlla yërëm leen yàlla ay mag ñu baax ñoom laa ko sosaloon mu nekkoon ban année 85 86 wala moo jiitu loolu waaw mag ñooñu kenn desatu ci la ñu commencé nag créé ñun suñu association suñu organisation tuddee ko Voie dite internationale boo kenn libéralisé le pèlerinage ñu tuddee ko Voie dite internationale di def Dakar Casa Jeddah Dakar Paris Caire Jeddah ñu di ko def noonu avion wala gaal avion à 216 500 lañu daan laaj ñun 216 500 c'est le premier convoi ay nit yóbbu leen nee naa la ba 1970 yooyu yëpp 216 500 la ñuy laaj ñun 216 000 gouvernement bi l'organisation bi ñu ngi la laaj 300 000 50 000 te avion ngeen doon jël waaw waaye loolu doy na wax di 216 000 booba nag aj dafa am nit ci lañu ne pour aji waaw naru mën sonn toroxlu léegi nag xam nga aju confort yi fi am yi léegi am bokk la ñun suñu jamono ndax booba temps mun na amul ay douche ay kàmbal la ñuy gas def ci ay planche wërnale ko ay seng ca la ñuy demee toilette boobu loolu moo fa xew mun na kii ngeen di gis tey ji ndox yi ba amul ndox mi ngay jëlee màkk dafa sat la ci ngay def ajatu ci ngay jàpp bu ba ngay dellu siwaat mun na ba ngay dellu siwaat màkk doo am fa ci ngay jàpp ci ngay def lépp doo am dara looy na da xam dañuy obligé pour mën a bañ am di dem toilette da ngay obligé di jël kii mbiskit mi di ko yëy di yëy mbiskit rek pour constiper loolu la ñuy def dañuy jël mbiskit di ko yëy pour constiper moo daan rek ñu bare mun na liñ daan enregistré ci ay décès ci mun na kenn xamul nu mu toll ah oui décès yu bari daan enregistré ci mun na ndax constipation amuloo fa demee toilette doo mën a dem toilette doo mën waaw da ngay seere parce que ndox amul ndox amul dara boole ci jamono jooju dafa tàng amul clim amul dara climatiseur lan ventilateur sax amul ci dara doo gis dara nga tëdd ba tànt yi dafay xotti ko ci kaw naaj wi piqué ci biir après passe bi commencé di yokk nag jógee ci 216 000 di yéeg ñun privé boobu tax ñun ñooy def loolu mais gouvernement mi ngi ci 350 000 jamono jooju waaw après mu yéeg nag yéeg ba ëgsi boobu Sénégal daawul yóbbu ay 2000 pèlerins dañ daan yóbbu ci 3000 pèlerins waaw bu ñu dellu see ci wàllu bateau yi leen doon yóbbu màkk dégg naa bateau yi jamono jooju dañoo amoon ay tour sax ay tour yi bateau yoo xam da ngeen leen xamoon lool bateau yi moom xam nga ñetti agence de voyage ñoo fi nekkoon booba waaw pèlerin Sénégal yëpp ñetti agence de voyage wala leen yoroon agence Nasral ak La Berry ñett ñi ñoo yor pèlerinage bi yëpp Nasral la ak La Berry sax ba tey mi ngi fi am na fi ci Paytavin bureau mi ngi foofu ñetti agence yooyu ñetti agence képp ñoo yor bateau yeeg avion yëpp yow ban at nga dem màkk di encadrer ay nit man maa ngi commencé encadrer ni 1978 la non pour ma organiser 78 nga commencé organiser pèlerinage waaw mais kañ nga di ko dem màkk dem naa màkk ay 74 macha allah alors ñu wax léegi ci missionnaire yi nga xam ni wala commissaire yi nga xam ni jaar nañu fi sànq wax nga Moustapha Cissé wax nga Rawane Mbaye waaye bari na ñeneen ñoo xam ni itam pèlerinage jaar na ci seen loxo. bi ñu soog a accéder à l'indépendance. xam naa ne bu fekkee ne généraux yi ma la wax passé nañu. xam naa ci am na ci ñu bari ñoo xam ne jaar nañu fi. Mass Joxaane nekk na fi commissaire luy ay at moom. Mass Joxaane waaw. bii nekk na fi commissaire. kii nekk na fi commissaire Ousmane Ndiaye Thiass. nekk na fi commissaire. Amadou Babacar Sarr Chopard nekk na fi commissaire. Thierno Birahim Ndaw nekk na fi commissaire. Thierno Birahim Ndaw benn. nekk na commissaire. kii Lo. waaye comment il s'appelle encore Lo il est de Louga. nekk na fi commissaire général au pèlerinage. waaw. Adli nekk na fi commissaire général au pèlerinage. Adli mii nag ci moom la Moustapha Cissé remplacé après Rawane Mbaye soog a ñëw. Rawane ñëw en 85. après Rawane ci yeneen changement yi am ay ñoom Thierno Ka ay ñoom. yooyu après yooyu yàggul yàgguñu.
85 Moustapha Sy Guèye ak ñoom seen yëpp ci la ñu nekk. lan moo wutale missionnaire démb ak yu tey. missionnaire démb ak tey dañu xam li ñu leen yóbbu booba dañu xam ni ñoom dañu war dem pour encadrer les pèlerins ajaale. waaw. waaye léegi nag daanaka affaire parti politique yi nekk au pouvoir. ñooy jël seen i militants rek yóbbu leen. doo leen sax gis. ñun man nekk naa ci mission des années. j'ai travaillé avec plusieurs commissaires. mais ñun li ñu daan liggéeyee moo di ñun bu ñu xasee ba ñëw kenn ku ne xam nga dañu nommé pour ñu encadrer les pèlerins en Arabie Saoudite. mais ñun daaw ñu encadrer ñëw fii jaa ngi ci missionnaires yoo xam ne ñu ngi fii ci institut bi ñu ngi toppatoo ay passeport ñu ngi toppatoo ay déedéet kooku lu liggéeyu missionnaire dëgg moom dañ ko nommé pour mu encadrer les pèlerins en Arabie Saoudite. mais du fii. Arabie Saoudite ngay encadrer les pèlerins parce que arrivé à Jeddah il y a une commission d'accueil. moo leen di accueillir commission boobu am na ay sous-groupe de transport am na sous-groupe de passeport. à Jeddah même laa la wax. sous-groupe yooyu nag ñooy toppatoo transport yi passeport yi embarqué pèlerins yi ñu dem Médine. mooy ñu ñuy wax Adila. Adila. waaw. ok yooyu ay transport la ñu. transport mu ñu yore transport bi syndicat de transport. waaw. mbokk yi seetaan Al Irchad ñu ngi ci seen émission bi nga xam ne tey ñu ngi ci dalal mag moo xam ne ci wàllu histoire mi ngi ñuy jàngal lu kenn ku nekk bëgg na koo xam muy jaar-jaaru pèlerinage ci Sénégal bi nga xamante ni bi laataa ñi moom suñu bopp ak bi ñu moomee suñu bopp defe naa ni yéen a ngi découvrir lu am solo loo xam ni kumpa la woon ci ñu bari ku ñu wax tey nii billet Makka eggoon na ci ay 216 000 daanaka reetaan lay doon ci ñun. reçu yi ma def mi ngi neex man. j'ai les mêmes les reçus ici. reçus yi nga xam ne moom lañ doon daggee. 216 500 kay mu ngi nii. suuf si man. alors mu taw yi fii nekkoon Makka. muy fi ngeen doon dal. ñoom dañu doon am ay représentants yu leen teewal fii ci. Sénégal mu taw yi fi la moo nekkoon rôle am taxawaayam lan la woon. mu tawif moo di ki nga xam ne mooy dalal mu tawif yooyu nag. ñoo léegi ñoom la ñu tas def regroupe leen en association. mooy muassasa bi ngay dégg. muassasa bi ngay dégg te Abdoul Wahid bi jiite woon ko. waaw. ñu ngi ko créé 83. 83. la ñu regroupé mu tay fii en association encore par continent. waaw par continent ñun Afrique non arabe la ñu bokk Sénégal. waaw Afrique non arabe. mooy Kër Burxaan. mooy bureau boobu ñu nekk ci yoonu Jeddah bi foofu la seen bureau. waaw kooku Afrique non arabe la tudd. waaw. Afrique non arabe la. El Hadj Amar kañ ngeen am sañ-sañu nag ginnaaw association yi ngeen taxawaloon kañ ngeen am sañ-sañu taxawal nag am agrément taxawal agence de voyage pour yóbbu ay nit Makka. 92 la. 1992 la ñu nommé Djiboka ministre affaires étrangères la mu njëkk a def man la ci ko convoqué ci bureau bi aux affaires étrangères laaj ma naka la mel na daal dafa bëgg xam ma expliqué yëpp mu convoqué benn réunion acteurs yëpp ñuy dem kat Makka yëpp daje bi affaires étrangères mu déglu ñun ñëpp ñu commencé liggéey daje mu 10 heures ba 17 heures ci ngoon. mu créé un comité restreint boole ma ci comité boobule. nuy réunion aux affaires étrangères. Toutes les réunions étaient présidées par son directeur de cabinet Cheikh Tidiane Diallo. Cheikh Ahmed Tidiane Diallo. Moi, le directeur de cabinet Djiboka à cette époque. C'est lui qui présidait toutes les réunions. Alors, léegi moom moo daan présider les réunions. Puis ñu paree nag documents yëpp ñu jébbal ko Djiboka mu ne léegi mu ngi ko yóbbu conseil des ministres. ca lañu ko libéraliser. Le pèlerinage en 92. 92. boobu ñaata agence ñoo fi amoon. booba temps 92 man kenn képp du amoon sax agence man. yow donc yaa fi nekkoon comme voyagiste privé di yóbbu nit ñi. man ginnaaw gouvernement man rek maa daan yóbbu nit ñi. ak nombre ñaata jamono jooju. maa ngi daan yóbbu ay 45 50 60. mais 1984 1000 laa yóbbu. te booba association nga yowoon booba amagul woon agrément. non booba libéralisé nañu sax. waaw mais commencé. non boobu libéralisé guñu. libéralisé guñu 84. 84 boobu kenn libéralisé wu mais 1000 laa yóbbu woon. noo def ba yóbbu 1000 da nga amoon avion wala da nga àndoon gouvernement ma jox ñaari vol 500. Air Afrique bii. waaw ñaari vol yi ma rempli yëpp ak prix bu yomb. ah oui.
mais même 79 yooyu yëpp gouvernement bi ngi fayee ko 350 000. Senghor dafa defoon ñaari devise. waaw dafa defoon devise 200 000 ak devise su 250 000 loolu la Senghor defoon. waaw bu fekkee da nga bëgg fa dem Màkka tu as 350 000 sa devise 200 000 la. waaw bu fekkee da nga def 400 000 250 000 sa devise bi 4 le tout. paquet bi 400 000 la. moo gënoon cher. Senghor noonu defoon dafa amoon ñaari devise yu mu génne woon. 350 000 moo di borom devise su 200 000 400 000 mooy borom devise su kii. ginnaaw 92 bi nga amee agence yow donc yaa fi nekkoon comme privé di yóbbu ay nit après kañ la privé yi commencé yokku di ñëw. 92 daal bi ñu kii boobu man kenn maa fi nekkoon ci li ma xam. waaw. après yaa Mohamed Kane. Moustapha Bao. man nag ci laa nekkoon ci la nekk ba Saoudia ñëw installé. waaw bi Saoudia ñëw fi installé nag représentant bi woo ma nekkoon monsieur Saoudi ku ma bëgg. ku ma bëggoon la moom. daf ma jàppoon comme waajuram rek. dafa dema léegi bu ay gi ñëwee da nga ñëw dama lay wutal bureau fii ci Saoudia bi nga toog. macha allah man ñun Saoudia dañuy jaay suñu billet rek verse la Pekeli yi. dañuy jaay Saoudia day jaay billet bi verse ma Pekeli kese. macha allah nii laa doon organisé ak Saoudia bi ba ni Saoud demee. ba Saoud demee nag alors mënatuma kii loolu ma ubbi sama agence nag. di doxal booba temps kii ñaata lañu mutuñu 5 de. agence yi waaw mutuñu woon 5 de. parce que ñu bari jaar nañ ci man douane maa leen yoroon. douane bii tey maa ko yoroon. waaw bon Saloum voyage ci man la daan viré. Jaminatu waaw ci man mi la daan nekkoon. saraxu lay wagaru ci maa leen yoroon. sam-sam maa ko yoroon. ñoom ñëpp dañu bootoon ci man rek. loolu ay diggante 92 ba 2000 waaw boobu ñoom ñëpp ñu ngi ci man la ñu nekk ba parce que ñu bari fi lañ jàng ci man daal moo doon seen école fi ba ci lañ mokkal ba dem. El Hadj ban at la avion jëkk voyagé ci ay pèlerins ci Sénégal ñu xam ni léegi remplacé nañu bateau yi. 66. ñaata vol bariwul woon defe naa. daan nañu am 18 vol. 18 vol daan na dem xam nga avion yu ndaw rek la woon presque. 18 vol daan na am. boobu avion yi tollul woon comme nii. bi ñu soo commencé ay 18 vol la daan na am. vol direct ngeen doon def Dakar Médine wala Dakar Jidda. Dakar Jidda. yan at ngeen commencé wàcc Médine ci pèlerinage yàggul lool de. alors kilifay diine yi muy sëñ Fallou El Hadj Abdou dañu amoon relation bu rafet ak famille Bourhane est-ce que am nga chance voyager noo ak kenn ci ñoom ku mel ni sëñ Fallou wala El Hadj Abdou. non sëñ Abdou de ajam gu mujj noo àndoon. El Hadj Abdou. waaw ajam gu mujj. waaw noo àndoon. moom ak maam Cheikh Ndiaye maa bay ñoo àndoon nag. macha allah waaw boobu ñoom ñu ngi dal ci kër xaw ma nan xoolee ci booru Kaaba gi. waaw foofu lañu daloon. bu fekkee ne mën nañu ngi dar kër Macky. Macky lañu daloon kër Macky. waaw xam nga Madine ñaari dal la fa amoon. waaw Macky moo fa nekkoon di dëkk tukulóor boo xam ne origine am sénégalais la. waaw ak ku ñuy wax Mohamed Bello. waaw Nigéria. waaw Nigéria la moom. ku baax la woon moom itam ñoom ñi ñoo yoroon affaire Afrique. di dalal gan yi jógee Afrique. ay dalil yi daan dalal ci Afrique. dégg naa Kaaba gi yéen jamono yi ngeen doon dem Makka Kaaba gi amul woon sax ay karo ay xeer la woon dafa metti woon dégg naa de. lu xaw ma li ñuy tudd latrine la xaw ma. waaw lu xonk la ñuy suy ci tey. latrine boobu Kaaba yëpp moom lañu ko wër kenn déru ko. waaw El Hadj loolu moom sa tànk na futu di. day dalay jam booy taxaw dalay jam. kon di aj Makka léegi xanaa noos la. léegi nga xam ne néegi ventilateur bi day upp ba yàgg mën safara lay génne amul climatiseur amul dara hôtel yi barewul ci Makka. booba temps fii ñu dal Saal Mansour bi kenn xamu ko woon nit ñaa ngi dal Saaru Ibrahima Khalil mooy moom tax de Misfala lañ daan dal. foofa kii fa nekkoon Abdourahman Abou Xasaba moo fa nekkoon Ousseynou Fathi Jamil Mandoura Ousmane Matar ak Xasaba junior yi ñii ñoo fa nekkoon yore kër
kese ci ay hôtel. ci ay kër laa la wax ay kër ñooñu la ñoo nekkoon ci Charles Ibrahima Khalil boobule. Chamière Burkhane fa nekkoon Assane Mokhtar moo jur Adnan bi nekkoon ci muassasa bi. Adnan maamam. waaw mooy Assane Mokhtar. moom du doomu Moutayif mais surtout Moutayif la woon Adnan boobule. du doomu Moutayif de xam nga muassasa ay doomu Moutayif ñoo fa nekkoon. waaw mais sët yi léegi ñoo fi des presque. léegi doom yi jeex nañu presque ay sët yi ñoo fa nekk léegi ay sëti Moutayif. dëgg la. xam nga léegi Moutayif ñoo fa nekkoon ki fi jëkk nekk président muassasa. waaw mu ngi doon Mohamed Zakaria. Mohamed Zakaria Nigeria la woon. même benn at la ci def am problème bu metti ñu arrêté ko fi Abdoulaye boobu mooy vice président bi Baye mi ngi dee 84. Burkhane mi ngi génnaat na 84. mu ñëw nekk vice président bi woon ci lañ ko jëlee moom. Abdoulaye bi ci la nekk président ba ni mu fi muassasa ba ni mu ciy génnee. waaw gis ngeen bi ay dooyu Moutayif rek ni ko ak surtout Moutayif. jamono jooju bu ngeen musaa dem ci ayaamu tarwiya yi muy ñi dem Arafat mun na Arafat dañ ko doon dox wala amoon oto. dox moo gën a gaaw sax oto bi. dox ak tànk. mun naa ba Arafat. mun naa Arafat dox nañ ko du dara. xanaa boobu mag yu màgget yi comme yi ñiy dem léegi daaw ñu woon dem. mag yi mënuñu woon dara mag dañ di ko def rek dañ daan nañ jóorwul ba dem ko rek ndax ba tax oto yi barewul. waaw oto yi barewul. bu ngeen yendoo Arafat ngoon ngeen dox ñëw Musdalifa. jóge Musdalifa dox ñëw mun na heure bu ñu war dem mun na. du ñu xaar kaar dañuy départ ci kibir yore suñuy sajaada ak suñuy ndox topp mbedd mi rek wuti mun na. di dox. dañu julli fajar Màkka rek continuer. xanaa kon bu ngeen musaan ñëw mun naa ba def sa ñetti fan sànni seen jamra ba noppi ñibbisi bi Màkka dana metti de. dañ ko daan dox. en même temps da nga koy dox. boobu temps nag ñi dëgër nañu wér nañu. waaw waaye daaw ñàkk ñuy dee nag de xanaa. distance boobu liñ daan enregistré ci décès mun xam léegi amatul. élargement ci histoire mun naa bi amoon ci bu mujj bi 2015 bi nga xam ni bari woon na coow lool te déggoon naa amoon na accident yu gënoon metti mais boobu média bi demeewul ni mu demee comme buuxante yi daan am Jamra naka jekk buuxante da ca daan am ndax booba temps yoon yaatuwul léegi sax yaatu na mais bu njëkk yoon yaatuwul woon. te ba heure lañ daan wax Jamra tisbaar ñëpp daje fa parce que ngirum Maalik heure yi la war a sànni Jamra. waaw Zawal la ñu daan sànni Jamra. léegi nag après la mu taw fii borom ulama wi daje ñu ni léegi comme léegi dee gi bari na et puis nit ñi gën nañoo bari nañuy seera gëstu seen i téere seet lu ñu koy changé ci lañu décidé nag ni léegi à partir de minuit mën nañu sànni Jamra. mais kenn daawul sànni Jamra minuit non. loolu moo tax dee gi daan am. voilà xat loolu heure dañ daan benn heure bu fi ñëpp bëggee daje rek. yow jamono yi mun naa di tàkk yaa nga fa woon lakk gi amoon mun naa. 97. waaw. lakk gu metti lakk nga commencé tàkk ca Jamra ya di ñëw ngel di ko ëpp muy ñëw. di ko ëpp muy ñëw. ba ñëw ba ci tànt suñu tànt yi. kon lu metti accident yàgg na am. yàgg na am mais boobu am na suñu Sénégalais yu dee. ah bon. waaw 97. 97. waaw. am na femme bu dëkkoon Wakaam ci la dee. waaw ñun dañu mujj obligé wéq seng yi ñu kii loolu wéq seng yi nit ñi jaar ci batastiku am descente da ngay bu ma jaay ji bu ma ko rek daw génn dem sinon safara yi lakk leen. waaw. alors bu ngeen musaa ñëw fi ngeen di dëkk ci Màkka du woon hôtel ak tàngaay yi ni mu daan mel daawul am clim bu ngeen ñibbisee jóge ayaamu tasriix jóge mun naa ñaata fan ngeen doon toogaat Màkka est-ce que durée bi dina toll comme ni mu toll léegi. durée bi ngeen di toogaat Màkka bu ngeen jógee mun naa. dina ko ëpp sax des fois. ah oui. waaw. fu ngeen di dëkk ak lu ngeen di lekk ala jama vol yoo xam ne mais lekk yi toujours yaa ngi koy parce que gis nga mu taw fii bu njëkk. waaw. dafa am lu ñu daan liggéey ak pèlerin yi ak ñi leen di représenté. waaw da ngay dem ci ku mel ne Ousseynou Fati. mu ni ku dal sama kër. waaw. xam nga booba temps kii bi logement bi mi ngi tolloon ci ay 600 rial je crois. 600 400 rial yu demee noonu la. dinaa la ci jox 100 rial. maa la amel añ Arafat ku dal sama kër.
ah oui. mu taf loolu la ñuy def booba. boobu dañ daan neexal ñi indi ujaaji kon. waaw ujaaji bu ñuy dem dañ leen di jox xaalis. mu taf bi day dugg ci kaar bi kenn ko nag mu lam wante mu def ko 100 rial laa wante am 100 rial yaa ngi kenn ko nag mu jox la 100 rial. burxaan par exemple léegi ñuy sombi burxaan ku ne xam na loolu. ñëpp fay mu xëyee bu ngoon ni mu tàggal leen sombi bu am suukar bu ci joxe ñëpp. ñu tugal sombi burxaan boobu temps moom it day defar day jox ujaaji ñi koy représenté ñëpp dal kii la boo demee kër Ousseynou Fatihi soxna su ñaa wax lii sa mbuub moo yoroon restauration ba mooy togg ujaaji moom fii la doon jógee ànd ak yéen dem màkk Arafat moo leen di am dafa ni kuy dal si kër Ousseynou Fatihi naa junni 100 rial yaa koy moom maa la amel añ Arafat waaw te booba temps lekk gi cher lu mutul 10 rial añ ah déedéet waaw léegi visa ni ñu koy joxee léegi ak bu njëkk yu wuute na. visa yi léegi kenn xamul li parce que visa yoo xam ne mi ngi jógee ministère du hajj ñun dañuy ñëw rek remplir fay nga taxe saoudienne joxe ñu defal la visa. taxe saoudienne rek mooy condition yi. xam nga taxe saoudienne lan lay couvrir cette taxe lan lay couvrir. la taxe saoudienne dafay couvrir les tentes de Mouna et Arafat et le transport urbain car yi. xam nga taxe bi loolu lay jëriñ. diggante maanaam diggante Médine ak Makka. yëpp Makka Mouna Arafat Musdalifa. yëpp taxe bi ak tente yi. tente yi yooyu yëpp tente bi mooy taxe saoudienne bi loolu lay couvrir. taxe saoudienne dafay couvrir les tentes de Mouna et Arafat et le transport urbain maanaam bii si la yóbbu Médine Arafat ak bi ngeen yóbbu aéroport yëpp fay nga ko ci taxe saoudienne boobu. boo ko mosaan fay rek boo ñëwee ambassade ñu defal la visa. lan moo war a doon tey relation bu rafet ci diggante commission ak agence privée yi comme libéralisation am na. comme libéralisation am na mais xam nga bu ñu xasee ba libéraliser rek le pèlerinage xam nga bu fekkee amul concurrence déloyale amul existé ci seen diggante rek war nañu mën nekk. dëgg la. parce que le commissaire général au pèlerinage dañ ko noonu pour mu couvrir l'ensemble des acteurs maanaam pèlerins yi gouvernement bi ak pèlerins yi privé bi yëpp moom moo leen war a couvrir kenn waru ci am problème te mu nekk fi loolu la ñu doy commissaire waaw parce que relation yi ñu war a am waaye nag concurrence bu amee rek du dox si bien que privé yi ci seen bopp ñoom itam dañu xaw a doy war parce que jaaduwul ñoom seen biir ñuy sànnante xeer ñun de bi may xeex lii pour ñu libéraliser lu nekk daj naa ko lu neex loo defee daj ma ko daj naa ko bloqué nañ ma fii wàcce ma samay aéroport bii yow mii man mii am naa samay visa am sama yëpp luye sama avion muy Saoudia bi de bii fi baax bi fi nekkoon ñoom ñu ne Air Sénégal mooy dem ñun ñu indi suñu avion Saoudia bi embarqué suñu pèlerin yëpp la ñu def débarqué nu ñoom Amadou Ba rahmatullahi alayhi ak ñoom kii ñooñu yoroon Air Sénégal waaw Amadou Ba la gaa ñun sax léegi noo mujj def nag année boobu ñun dañu mujjee jël mbay maane moo nu mujjee jox ay bus nu topp guddi gi dem Gambie le lendemain la ñu embarqué ak Saoudia bi soog a naawee Dakar ñëw Banjul waaw xëy yebe leen Banjul yóbbu leen Jidda yóbbu nu Jidda Alaaji ma loolu metti woon na di looloo gën a saf sax looloo gën a yóbbu ci li ñu kon kay concurrence déloyale bi xëy na commencé wul léegi déedéet gis nga li ñu daan daj ñun waaw même kër Bourkhane dañu daan xeex parce que comme ñooy dajal Sénégal te ñun ñu ngi bëgg a def suñu yoonu bopp waaw dañ ñuy xeex boo ñëwee ñu nangu sa passeport ni la doo dem Médine xam nga bu ñu xasee ba nangu sa passeport ci Màkka rek dootoo mën am audace car dem Médine jeex na te yow ujaay yaa ngi war njëkk Médine nooy def problème taxaw na dana mujj a dem ci muassasa bi am na fa benn bureau bu fa nekkoon boo xam ne boo demee da nga fa wacc sa da ngay joxe sa photo d'identité ñu defal laisser passer 2 jours nga mën a dem Médine waaw daj nañu lu nekk de dem nañu ba yàgg ñuy bind kii consul bind ko bu ñu mayeti benn visa te jaarul ci commissaire bi il faut commissaire bi viser passeport bi yooyu yëpp jaal nañ ci mais quand même nuy tëri rek di góorgóorlu rek Alaaji man nan nga gisee tey agence privée yi ni ñu bëree ci Sénégal agence yi da nga naan kay léegi voyages yi dañoo bari waaw voyages yi bari nañu te itam ñun bi ñu koy créé lii
pour paas bu wàññi ko ba jullit yi mën ko antal moom la loolu ci waaw man looloo ma jaaxal. ñun dañ parce que yéen seen jamono ay 72 ay 85 yi nga mën a wax ni jamono jooju yéen da ngeen a fekkoon état bi fayeeku 350 000. yéen ngeen di fayeeku 216 000 gën a yombale. bari na alors léegi voyage yi fa gën a bëri te ñoom ñoo gën a cher gouvernement bi c'est quoi le problème. non ñun nag ba ñu koy def xam nga kii wut xaalis ñun ay fonctionnaires ñu ngi liggéey suñu liggéey donc utuñu ci xaalis déedéet. mais am nga ci aj. am nga ci aj. am nga ci aj. am nga ci ndimbalal nit jullit mu aj. voilà am nga ci aj itam ajaale nga ci. ndax compagnie bi dina la jox billet benn billet gratuité. waaw ah. waaw ujaay bi li nga koy laaj day yem képp ci frais yi nga war a def ñun loolu lañ ci jublu woon nu créé cette association ak mag ñu baax ñu ci ñun encadré woon. léegi mu lépp changé na léegi prix yi moo gën a cher le. warul cher parce que ñun de jubluwuñ ci loolu casser prix bi moo ko taxoon ñu def ko. parce que pèlerinage dañ ko def pour jullit yëpp mën ko def ci mën joxe ci farata boobu la. ndax jullit boo xar xol ba màgg nga cay fekk kon nag wàññi ko paas bi ba jullit yëpp antan ko waajib la woon ci ñun. dëgg la ñun loolu lañ ci jublu woon utuñu ci dara utuñu ci bénéfice utuñu ci dara. waaw. alors El Hadj Amar daaw gis nañu benn mission bu jógee Màkka ñu tabax ay hôtel yu bees muy waa ILAF. ñu ñëw nga dalal leen fi ñu waxtaan ak yow ñu defal leen benn présentation bu am solo ci benn hôtel fii Dakar ba ñu jox la sax benn lijaasa. li ma jublu ci fàttali loolu mooy dañu xam naar yi collectif gi ñu am ci yow xalaat bu rafet bi ñu am ci yow ak distinction yi nga xam ne yëpp jox nañ la ko ci liggéey bi nga yàgg liggéey ak ñoom ba ñu kontaan ci yow naar yi kenn mus la joxañ baaraam lu dul jox la ay lijaasa ak ay kii lan nga garder boobule comportement bu rafet tey ba naar yi jox la boobu cër. parce que man dama yàgg ak naar yoo xam ni man musuma leen ameel dara. damay liggéey ñoom fay leen li ñu ma war a fay ko jeex na topp aw ma benn affaire ak naar. waaw luy sa kër fay li ma la war dal naa la ko fay du ma la yor la 15 jeex na. gis nga lii kii bi Abdoul Wahid ci bopp moo ko bind ma ko si mooy président Mouassassa. ay distinction la. boo demee sama kër mbubbum kaaba gi yëpp jox nañ ma ko. lépp loo xam ne da ngay kaaba gi rek am naa ko. lii moom la shukr wa taqdir. kii Medina la. bii Medina lañ la ko joxee. bële Màkka la mooy Mouassassa. mooy Mouassassa ñoom ñoo la ko jox. am na yeneen distinction yoo xam ne jox nañ la ko ma fekkoon ñu jox la ko daaw. waaw boobu mooy ELAF la. waaw ELAF la kooku ay logeur la ñu nekk Medinatul Munawwara. hôtel yu luxe la ñu yor foofu. liggéey naa ñoom itam moo tax ñu ñëwoon fi xam nga gis nga liggéey boo ko selalee rek. foo dem mën fa man sama ba léegi si ñi ma doon liggéeyal ba léegi si boo demee Médine sama logeur yi mosuma leen changé. noonu ba tey ñoom laa yor. boo ñëwee Màkka ba léegi si ñi ma doon liggéeyal pendant 20 ans ba tey ñoom laa nekkal. gis nga Abdoul Wahid mii bi muy jàng maag bàyyi ba nekkoon Burxaan. waaw boobu ngi jàng moom élève la. ba mu jàng ba ñëw tey nekk jiite. muassasa bi ba ñëw di la jox distinction. voilà c'est important. moom Abdoul Wahid bii man li ma xam ci moom bari na parce que kii nu mu dëti Burxaan dafa yéex a taawlu. te moom mooy taawam. su ma yeboon ni doom yi mu am yëpp day ki ko ñaanal dëgg-dëgg doomu Sénégal la muy Alaaji Tijaan Ñaŋ. ndeysaan. moo ñaanal Burxaan. ndeysaan. xam ko itam incha allah sa njaboot li ci ëpp li góor lay doon. macha allah. te doom yëpp góor lañu presque. ndeysaan. El Hadj Amar ñu ngi waaj a jeexal suñu émission. kullu ziar bi lu ko indi. kullu ziar mag jëlama benn kii dinaa ko insérer ci biir waaw El Hadj Amar bu ñu demee Médine dañuy def kullu ziar ndax mën nañoo xam histoire kullu ziar. kullu ziar baat bi doomu Sénégal la jóge ku ñuy wax El Hadj Bekkaay Gaye. El Hadj Bekkaay Gaye. Bekkaay Gaye boobu sama association bi la bokkoon. waa Kaolack la. nijaay la woon ci Abdou Diouf. waaw mi ngi génne àdduna Medina ci sama kanam. Medinatu Munawwara ji te feebar bi mi ngi ko dal ci kullu ziar. moom moo ko tuddee kullu ziar ndax loolu lañ ko affecté woon moom. macha allah ci mission bi la bokkoon ci sama groupe la bokkoon ma bàyyi ko fu mu nekk muy def kullu ziar toujours moom loolu mooy liggéeyam bu ujaay ñëwee rek mu ànd ak ñoom dañuy def leen kullu ziar moo tuddee baat bi kullu ziar. di dem Uhud. waaw moom moo la kullu ziar moom moo ko tuddee moom moo ko tuddee. macha allah moo ko tuddee kullu ziar. macha allah Bekkaay Gaye la. Bekkaay Gaye. gaa ñu nag à Médine
c'est important. tàngoor bi boo def ko lu ziar tàngoor bi moo ko jàpp. mu ñëw rek yaram bi daal doy waar lool. mu génn àdduna. waaw maa ko hospitalisé noonu la génn àdduna mais ku lu ziar ci baat bi moom naari xamuñu ko moom moo ko tuddee moo ko def ku lu ziar ana ñi ujaay na ñëw ma defal leen ku lu ziar ñu affecté ko nag. macha allah. xanaa ñu jox la nga tàggatoo ak mbokki téléspectateurs yi. tàggatoo bi la moo di gannaaw bi ma la nuyoo sant la bu baax gërëm la yàlla yàggal sa taxawaay. di nuyu seen patron bi seen TV. yàlla yàggal seen taxawaay. amiin yaa rabbal aalamiin yokk seen mën-mën. amiin rafetal seen daraja yokk seen daraja. amiin Guèye. maa ngi leen ko ñaanal bu baax a baax a baax vraiment man sa kontaan naa ci yow trop parce que li ngay def fii moom ngay def màkka. jërëjëf Guèye. daaw bi nu amee problème mu waañ sama jigéen ñi amuñ fu ñu toggee yow gannaaw yàlla yow yaa taxaw dem ci sama logeur bi ba mu jox leen néeg jox leen waañ yoo xam ne ci la mujj di toggee. kon nag loolu maa ngi ci gërëm di la ci sant. bu baax a baax a baax jërëjëf. ñu ngi lay sant bu baax yow tam El Hadj Omar Gueye ñun tam mbégte la woon ci ñun ndax nit bu defee loo xam ni ci aw page ci wàllu l'islam ci am réew nga xam ni nation bi yëpp dañoo war a taxaw remercier ko njukkal ko jaajëfal ko wane liggéeyam dafa am solo loolu moo nekkoon suñu objectif ci émission bi ndax nit ku liggéey nekk jeune di servir ci yoonu màkk ba am âge bii mu am dara xajamul dara ñëkkul dara ñaawul ci saw doxalin war nañ ko wane ba ñëpp gis ko war nañ ko wax itam mu génn li nga xam ne am na ko ci xam-xam li nga xam ne génn na ko ci wàllu expérience li nga xam ne génn na ko ci ak njub El Hadj Omar Gueye dafa jub ci aw doxalinam ak méthode bi mu koy doxalee ba nga xam ni waxam sax bariwul daanaka booy séq ak moom waxtaan sax say question day dem ba day ëpp sax moom li muy wax ndax dal gi ak tey gi nekk ci moom léppam daanaka liggéey la ñu loolu lañ ko xamee gimmee ci kippaaram màgg ci kippaaram di nekk ci suufal kippaaram ba dem màkka ay yoon ba tey bu fa nekkul sax ñu mën a taxawee la nga xam ni moom la ñu jàng ci moom te li ci ëpp nag doon ak wàllu njub ak wàllu sellal ak yërmande ci pèlerin loolu moo ci suñu objectif ñu ñëw def ak moom émission bi ay mag yu mel nii ci wàllu pèlerinage di wane seen liggéey di leen wane ñoom ndax ay monument lañu lu jaadu la yéen tam mbokki téléspectateurs yi loolu di yëg-yëg ci man xam naa ni yëg-yëg boobu ngeen am yéen mbokk l'islam xam naa ni yëg-yëg boobu ngeen am ñu mel ni di leen ñaanal yàlla ñu yàgg fi gën fee sax te gën a yeggale seen liggéey ak seen mission ci wàllu l'islam rek mooy suñu wareef ñun bu fekkee bëgg nañoo bénéficier wu ñoom ci barke bi ñu fi bàyyi ak yoon wi nga xam ne xalal nañ ñu ko ñun ñi doom yi ak set yi te loolu mooy suñu wareef loolu dong moo jaadu ci bépp média bu mën di doon ñu liggéey ci feeñal ay mag yu mel nii surtout li ñuy liggéey ci wàllu l'islam El Hadj Omar Gueye secteur bi mu liggéey mooy pèlerinage te ñun loolu moo ñu ñor te loolu dong moo ñu amal solo ñu ngi ñaan yàlla gën a dëgëral taxawaayam gën ko fi yàggal yéen itam mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen sant bu baax di leen jox dox daje incha allah beneen àjjuma ci suñu kanam ak beneen gan ak leneen lu ñuy waxtaane asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.